Mesdames et messieurs, bonsoir. Man la seen mbokk talibé Mor Talla Sarr maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Alors tey nag debrief bi du gudd, quindi faremo un breve riepilogo riguardo il DPCM aprile 2020 che è stato messo in vigore oggi il 4 maggio 2020. Ok, donc ñu def benn synthèse bu gaaw rek jëmoon ci li ñuy wax il DPCM di aprile nga xam ne defaloon naa leen ci ay avant-goût jëmoon ci point yiñ ci fixé woon ak ni mu war a demee pratiquement mooy li ma leen doon leeral ci ñaari vidéo yu mujj yi rek. Donc dañ ciy def benn synthèse bu gaaw rek xamle donc liñ ci waxoon yépp. Donc pratiquement defaloon naa leen donc li ñuy wax donc l'avant-goût, donc mesure yi ñu ci jëloon rek ba tey mën nañu ci jëlaat li ñuy tuddee donc il DPCM fase 2 in vigore oggi il 4 maggio 2020. Donc déplacement yi c'est permis, nga dem seet say mbokk say xarit donc et tout. Dem ci lieu public yi aussi c'est permis, maanaam lu mel ni parc yi ak jardin yi yóbbu xale yi féexlu c'est permis. Mais mesure yi ñu ci gën a fixé nit ñi war a wàccoog moom mooy port de masque yi ak respecter donc la distance, surtout xale yi ñuy yóbbu ci jardin yi ak passet jaata yi ak yooyu yëpp daal nañu respecter donc la distance ak port de masque yi. Donc bu jëmee ci ñi war a déplacer wu nag diggante région ak région, donc na nekk motif boo xamante ni bi donc nécessita la maanaam liggéey wala donc motivu santé. Ginnaaw aussi bi nga wàccu ak l'autocertificazione boobu donc ma fàttali ne donc am na beneen module bu bees boo xamante ni bi pratiquement donc mi ngi en ligne. D'ailleurs dinaa ko dugal ci link bi pour ku ko soxla mën nga ko télécharger nga compiler ko. Pour koo xamante ni bi jàpp nga ne donc am nga loo war a doxee rek te mënta ñàkk nécessité la nga gànnuwaa yàlla ko donc pour compiler ko ngir mu nekk donc sa autorisation. Ok, donc loolu lépp aussi li ñu ci jublu donc éviter li ñuy wax donc il rischio di assembramenti, maanaam dajale bu bari bi la ñuy éviter. Moo tax donc ba tey rek li ma expliqué woon ci ñaari vidéo yu njëkk yi amul changement ci lii dugg tey en vigueur. Donc loolu daal moom moo nekkoon li ci gënoon a fës. Ginnaaw bi ñuy sàkkoo ci mbokki taalibe yi tamit ñuy port de masque yi ñu koy respecté di ko sol aussi ak di sàmmonte aussi ak distance bi ak maanaam bu fekkee da ngay dem ci lu mel ni restaurant yi nga xamante ni jamono ji ñoo ubbi ak baar yi di def li ñuy wax takeaway, quindi la ristorazione con asporto, nga respecté rang bi kenn par kenn ku dugg sa morom génn te aussi nga portare via bañ ko fa jëfandikoo. Loolu aussi gëj nañ cee insister ci restaurant yooyu aussi ak baar yi ñu ngi exiger laboratoire yi fay nekk ñuy def donc li ñuy wax la pulizia almeno 2 volte al giorno. Ñoom ñi fay liggéey aussi ñu ngi leen di ñaan ñuy sol ay masque donc ak ay gants ak di utiliser aussi li ñuy wax gel ngir donc mën a wàccoo ak matukaay yi ñu leen digal yépp. Pratiquement loolu moo ci bees. Li gën a bees daal ci DPCM bi moom mooy l'obbligo donc dell'uso della mascherina nei luoghi chiusi, gaar yi, train yi, métro yi, pullman yi ak négoce yi nga xamante ni jamono ji dañoo ubbi li ñuy wax donc exercice commercial. Donc foofu ñu ngi la fay sàkko ci DPCM bi nekk tey en vigueur ngay sol sa masque, respecter donc distance yi ak aussi respecter donc pratiquement lépp loo xamante ni bi rek loi bi wax na ko jëm ci lieu yooyu xam ne ay lieu fermé la fa lañ gën a soxlaa donc masque bi daal donc ñu xam ne donc léegi est un obbligo, donc le port de masque donc est devenu obligatoire donc ci DPCM bii nekk en vigueur tey. Leeraloon naa ko. Yeneen yi ci def mooy déplacement yóbbu xale yi passet jaata yi yooyu aussi c'est permis. Sport yi jogging yi gars yi bëgg a def footing et tout nga bañ a sori sa kër rek aussi respecter distance yi ak port de masque yi. D'ailleurs am na ay provvedimento yoo xamante ni bi sax donc envoyé nañ ko circulaire la ñu envoyé ko ci syndicat yi nekk ci Italie yëpp. Bépp jardin wala lieu public boo xamante ni donc respecté woon normes yi rek ñu ngi fay gis ay dajaloo wala leneen luy xeetoog ñoom rek donc jox nañ leen donc ndigal pour ñu tëj ko parce que dañuy bañ ba tey dajaloo bi. Phase 2 bi donc ba tey mi ngi accès wu ci bañ dajaloo bi àndata naa ko donc évolution di am. Donc pratiquement loolu daal moom mooy li gënoon a fës ci DPCM bi leeraloon naa la ko. Leneen li ci des aussi mooy ñu ngi obligé képp koo xamante ni bi donc da ngay yëkk maanaam ak jagade ci sa yaram jamono ji moo xam lu mel ni wàllu feebre wala donc toose wala lu mel ni moom rek nga yëg ko ci sa yaram mbaa sa température yéeg ba 37 degré donc ñu ngi lay sàkku ci yow nga bañ a génn sa kër woo sa médecin da nga bañ a génn parce que boo génnee parce que mën nga propager donc li ñuy wax donc il rischio del virus, quindi mën nga propager virus bi magari mën nga nekk positif te loolu aussi mën na ci am ay sanctions yu ñëw ci yow. Ok, leeroon na. Activité motoria yi wax naa ko, sport individuel yi à distance donc nga bañ a sori sa kër sol masque bi respecter distance yi sa diggante nit ñi leeraloon naa ko. Restauration yi takeaway yi donc asporto
quindi lañ leen fa wax leer na mooy ñi fay liggéeyee ñuy sàkku ci ñoom cat gi donc gants yi port de masque yi ak aussi di pulire barab bi 2 fois par ci journée bi. Alors ok ñu fay ñëw aussi di sàkku lekk wala dara jënd donc respecté code bi lañ leen sant jënd dem yóbbu sa kër donc respecté distance bi sol sa masque tamit. donc loolu mooy point yi ci gën a beesaat. beneen point bi ci gën a beesaat ci DPCMA bi bokk na ci dita yi nga xamante ni dañ leen a permettre jamono ji ñu ubbi moo xam li ñuy wax donc dita manufacturé donc edilizia ak ñuy def donc commercial ingresso maanaam dita yi nga xamante ni seen marchandise day dugg ak génn ñuy def import export. donc ñu ngi leen di sàkku ñoom it ñu gën a veiller ci sécurité opéra yi ginnaaw bi ñu wàccoon teg ak masque yi ak donc protection laborative yi pour seen sécurité. loolu aussi dooleeku na ci DPCMA bi. opéra yi liggéey jamono yi tamit ñu permettre leen seen secteur ubbi ñuy liggéey donc ñoo ngi xamle ne ñoom seen badge dita rek mën na leen a doy comme auto certification ne. donc auto certification bi jarul ñu koy am. mën nañ utiliser seen badge rek badge bi leen di seen dita jox te seen tur du ci nekk peut-être mu nekk badge bi ñuy timbrare wala dara mën nañ ko utiliser rek di wane ne donc moom mooy seen auto certification yi bu ñuy liggéey bu ñu leen fermaré mën nañ koo génne. donc jarut ñuy wut auto certification yi pratiquement mooy li ma dressé woon ci vidéo bi rek. donc loolu rek moo beesaat ci DPCMA bi ñëwaat di xam ne aussi donc li ñuy woowee restauration collective maanaam bar yi ak restaurant yi war a ubbi donc ñuy def li ñuy wax donc restauration collective nit ñi fa doon def cena donc pranzo aperitivo yooyu yëpp aussi ñoom ñoo ngi war a ubbi le 1er juin. donc bokkuñu ci ñi def takeaway te war a démarrer ci phase 4 bi nekk en vigueur tey. ok négocier aussi li ëpp ci ñoom abbigliamento yi négocier ak lu def détail ak en gros et tout ñoom donc le 18 bi mai incha allah la ñu war a ubbi. ok loolu yaakaar naa leer na mbokk taalibe yëpp. donc ñu ñëw tey ci ñaari point yu am important tey ci suñu mbokk taalibe yi. point bi ci njëkk mooy am na ay leeral yu IMS génne tey dinañ ko leeral mbokki taalibe yi defoon demande 600 euros bi ba mu leer nañ. beneen deuxième point bi mooy lu ñuy wax donc la legge senatoria. legge boobu tey mën nañ ne à 75% moo ngi ci kaw table ji tey. donc la ministre Teresa Bellanova donc tey bi ñu doon approvare DPCMA 4 maggio bi donc teg na ko ci table ji jox na ko donc il présidente Conte pour ñu gën koo saytu. xam na ne daal instant bi donc sori na trop nañ ci waxtaan ak mbokk taalibe yi donc jëm ci lu soxal loolu. ok alors ñu ñëw ci mesures yi IMS génne tey pour leeral ci bonus 600 euros yi. IMS moo ngi xam ne bonus 600 euros yi donc moo ngi recevoir 4 772 178 demandes yoo xamante ni waa Partita IVA ñoo ko def. demande yooyu bi mu ko recevoir rek mu ngi ci accepté lu ñuy wax 3 668 968 ñoom lañ accepté ñoo jàll. alors ñi nga xamante ni donc dañ leen rejeté ñoo ngi toll ci 1 100 000 personnes yu ñu rejeté yu defoon demande yi donc dinañ leen leeral motif bu tax ñu rejeté leen. alors am na ci aussi 225 000 IBAN yoo xamante ni bi ay IBAN erato la sbagliato maanaam ku ko dugaloon juum ci sa IBAN bi baaxut. donc demande yooyu dañ ko calé en attendant donc IMS permettre na depuis le 25 avril bi passé nga mën a def donc li ñuy wax pour modifier waat date yi donc dugalaat sa IBAN bu baax. mais bu fekkoon ku ko dugaloon sax te amutoon IBAN defoon bonifico domicilio donc jamono ji bi amee IBAN mën na ko modifier waat dugal IBANam bu baax bu ko defee ñu mën a saytu demande am xool fu mu toll. IMS moo ngi xam ne aussi tamit 300 000 demandes tey jii dañ leen a rejeté. pourquoi parce que dañoo am li ñuy wax donc dañu cumuler donc dañ doon jël pension wala ñu doon jël retraite d'émergence donc bëgg a laaj ci bonus 600 euros bi donc dañ leen a rejeté parce que cumul bi dañ koy bañ. donc pratiquement kuñ fayul rek war ngaa xam booy jël pension wala booy jël retraite d'émergence rek loolu moo la ko xañ ndax IMS nanguwut loolu. ñooñu ñoo ngi toll ci donc 300 000 yu ñu rejeté yoo xamante ni dañoo bëgg na cumuler demande bi amoon nañ pension ba pare bu leen doon fay wala reddito di emergenza bu leen IMS non reddito di cittadinanza bu ñu leen doon fay donc ñu bëgg koo boole ak bonus 600 euros yi ñooñu donc toll nañ ci 300 000 yu ñu rejeté seen i demande jàllu. alors am na 630 000 demandes yoo xamante ni bi ñoom it instant bi nii jàll nañ mais dañoo supérare wu li ñuy wax donc il contrôle adesso dañ leen a tega in attesa pour di leen gën a contrôler moo tax mooy demande yi nekk donc in attesa di esito per delle verifiche. donc mbokki taalibe yi bari nit ñi may woon am sama demande fayaguñ ma magari donc mën nga bokk ci 630 000 demandes yooyu nga xamante ni bi non hanno superato il controllo quindi
sono in fase di verifica in attesa di esito. donc ñu ngi leen di càmbar bu jàllee rek tañ remplir critères yëpp rek incha allah dinañ fay seen borom. ecco ñu ñëwaat ci basterebbe un solo clic te il présidente Conte doon ko wax ñu defoon demande yi pour ñu renouveler ko ñu fay leen ko ci weer yi di ñëw. ecco basterebbe solo un clic mooy da ngay xoolaat les données donc ajourné waat ko mu baax bu fekkee da ngaa juum ci IBAN bi nga changé ko bu fekkee da nga juum ci date wala dara nga changé waat ko contrôlé waat lépp daal di aviara waat mu dem li ëpp ci daaw presque loolu IMS provvedimento yooyu li ci ëpp IMS moo koy def. mais nag teewut yow mi ko dugaloon na nga contrôler weer wi nii xool bu baax ba xam juumoo ci date yi bu dee IBAN boo juum la nga dugalaat ko bu dee loo juum rek jàpp ne juumoon nga ci nga dugalaat ko ngir ñu mën la ko teel gaaw fay ci weer yi di ñëw incha allah moo tax donc compté naan basta solo un clic. ok donc loolu la woon rek donc ku ko dugaloon rek mën nga koo saytu xoolaat bu baax date yi xool sa IBAN bu baaxee bu baaxut nga changé ko après donc nga soog a envoyé mu dem. foofu aussi IMS permettre na donc képp ku ko dugaloon jamono ji donc permettre nañ la donc nga defaat vérification yi bu baax xool IBAN bi ba xam lépp jub na bu IBAN bu baaxut nga dugalaat ko pour ñu mën la gaaw fay. donc loolu lañ doon leeral ci provvedimento yi jëmoon ci IMS. alors ñu ñëw nag ci provvedimento boo xamante ni bi donc c'est pratiquement beaucoup plus intéressant te mu concerne suñu mbokk taalibe yi nekk fii ci réew mi te ndeysaan yàlla dogal na amaguñu kayit. alors ñuy xamle ne ministre bi ñuy wooye donc Teresa Bellanova praticamente moom la ñuy wooyee la Renziana parce que Matteo Renzi moo ko dugaloon ci gouvernement d'ailleurs depuis lors moo ngi briguer ay portefeuille ministériel donc ci PD la bokk. moom tey jii proposition bi mu teg ci taabal ji à 75% di legge sénatoria bi donc moo ngi avancé bu baax a baax d'ailleurs tey jii rek gisee na ak Conte pour donc fàttali ko proposition boobu donc teg ko ci taabal ji pour ñu gaaw jublu ci biir weeru mai yi nu mu gën a gaawee may xamal mbokki taalibe yi ne donc excusez-moi pratiquement donc à 75% donc loolu incha allah dina jàll ndax pratiquement tey ji amul benn obstacle boo xamante ni bi donc dina ko baare. may fàttali ne ministre bi ñuy wooyee Teresa Bellanova moom moo def proposition boobu ndax moom moo yor wàllu mbay mi. moom aussi proposition boobu aussi li tax ñu gën cee am yaakaar mooy da cee am ñaari soutien de taille am na ci ñaari soutien de taille yoo xamante ni bi ñoom ànd nañ ci ak moom. ki ci njëkk moom mooy donc la ministre del lavoro ñu koy wax donc la signora Nunzia Catalfo nga xam ne donc moom moo ngi bokk ci mouvement 5 Stelle bu Beppe Grillo o non lo so magari anche Di Maio. ok moom aussi donc approuvé na loolu moom moo yor politique sociale ak wàllu liggéey ànd na ci proposition boobu noonu donc pour ñu gaaw voté ko. keneen ki ci gën a ànd nag nga xam ne kooku aussi soutien de taille la ci mbir mi moom la ñuy wooye donc pratiquement moom mooy ministre bi yor tey wàllu li ñuy wooye interne ñu koy woowee donc Lamborghese. donc moom pratiquement ñu fàttali ne moom moo remplacé woon Salvini heure bii daaw rek ci al posto del Viminale. donc Viminale moom mooy le chef du ministre de l'intérieur nga xamante ne bii suñu xarit ndeysaan Salvini moo fa nekkoon heure bii daaw te fexe ba yalwaan jafa nekkoon yëpp mu këpp ko ñàkk ko ci lu dul dara. donc ministre bi ko fa remplacé tey ñu koy wax donc Lamborghese nga xam ne moom moo yor donc wàllu interne bi jamono ji. ma fàttali ne tey ministre boobu donc lu bëree bëri ci il DPCM sicurezza Italia te Salvini tegoon ko fi lu bëree bëri aussi point yu bëree bëri tey jii rek ñu ngi ko ciy dindi parce que moom dafa jàpp ne DPCM boobu tuddoon sicurezza Italia ñu bëree bëri ci mbokku taalibe yi tey moo leen xañ ay kayit pratiquement bokk na ci DPCM bi gën a favoriser tey li ñuy wax donc la clandestinité in Italie. pourquoi parce que ministre bi yor wàllu mbay mi te bëgg ñu régulariser immigré yi nekk ci tool yi ak ñiy def golfe et badante yi ni mu gën a gaawee moom jàpp na ne tey jii fii Italie lu toll ko 600,000 personnes irrégulières yu ñu war a régulariser tey jii magaar yi ëpp nañ ko sax ñooñu taux boobu aussi li ko gën a favoriser DPCM bu Matteo Salvini bokk na ci bi mu génne woon tudde ko la legge sicurezza Italia nga xam ne ñu bëree bëri ci bi seen i kayit jeexee mënuñu ko woon renouveler ndax donc décret boobu ma fàtte ne pratiquement décret boobu point yi gënoon a am solo tey ji ministre bi mi ngi koy abrogé bi fi nekk jamono ji te yor wàllu intérieur. même à l'époque donc Union européenne génne woon na ci benn circulaire di xamee ne donc
pratiquement du lejje boo xamante ni donc lejje bu wàccoo ak yelleefu doomu aadama la. moo tax donc man nga ne lejje boobu pratiquement lu bëree bëri ci point yi ñu tënkoon presque daal dinañ ko abolir, donc daanaka dutul doon lejje buy exister. parce que ministre bi yor wàllu liggéey bi dafa jàpp ne jamono ji régulariser nit ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo doon liggéey ci tool yi ak ci mbay mi di witt maanaam pomme yeeg affaire yooyu yëpp daal, ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy def lavoro nero, ak ñi nga xamante ne bi aussi ñoom ñoo nekk ci kër yi di def li ñuy wax colf et badante. nee na tey ji ñooñu nga régulariser leen tey wutal leen ay këyit, jox leen permesso di soggiorno bu ñuy wax stagionale per 6 mesi rinnovabile. nee na loolu devoir la tey ci ñoom. moo tax proposition bi tey ñi ko appuyé xaw a bari ci gouvernement bi. nee na devoir la parce que ay nit lañ yoo xamante ni tey ji dañuy contribuer ci société bi, bien vrai que li ñuy def lavoro nero la te mais ñu ngi ciy contribuer parce que sans ñoom tey jii mën nañ ne lenn ci mbay mi moo ngi yàqu, ak lenn ci tool yi moo ngi yàqu, ak lenn ci récolte di fruits yi dina yàqu bu doontoon ak ñoom. moo tax mu bëgg nu mu gën a gaawee donc clandestin yooyu nekk ci campo yi ak ñiy def lavoro nero yi te nekk clandestin rek amoo kayit, ak ñiy def li ñuy wax golf et badante ñu gaaw régulariser leen ci loi bi gaaw taxaw ñu régulariser leen, wutal leen ay permis de séjour yoo xamante ne bi durée bi 6 mois lay doon yu ñuy renouveler, ndax donc ñu mën leen a xàmmee. nee na aussi alternative proposition boobu li ci gën a am solo moom mooy maanaam ñu régulariser leen perché poi dopo non possono essere sottoposti ai controlli di identificazione. benn loolu aussi lu am solo la, dina yombalal nee na donc la police nationale seen liggéey, parce que ay nit ñuy xam lañ identifier leen, donc duutul jafe ñu xam ñoom ñooy ñan. beneen alternative bi aussi mooy dina tax aussi ñoom it tey jii mbay mi bañ a yàqu, ñu gaaw donc defar ko. beneen alternative aussi bi mu ci dolli mooy buñ leen régulariser tey dinañ mën a am li ñuy wax couverture sanitaire, ñu mën leen a xam, mën leen a identifier buñ feebaree dem faju, donc bañ a am benn jafe-jafe. parce que te nee na tey ñu ëpp ci ñoom ñoo ngi ci campo yi donc tëdd nanguwuñoo génn. pourquoi? parce que ay clandestin lañ, ragal nañ buñ génnee ñu contrôler leen yóbbu leen war a daal. ñooñu aussi bu affaire yi démarré waatee nee na ñu bëgg a génnaat demaat ci liggéey bi, magaar yi fañ nekk respecté wuñu les distances ak masque yi, mën nañ donc propager virus bi donc ba crise sanitaire bi fi mu toll nii donc augmenté wu. moo tax donc proposition bi mu def ni donc proposition bu intéressant la te donc à 75% donc dina avancer incha allahu rabi. kon ngeen def ci ñaan rek te xam ne donc am nañ ci yaakaar ñun ñëpp, ndax am na ci ay soutien de taille yoo xamante ni bi donc jàppale nañ ko ci. alors ñu fàtte ne Salvini ak la Meloni ñoom ñaar pour l'instant ñooy ñaar yi nga xamante ni donc ànduñu ci proposition boobu. donc dañ koo bañ, mais pratiquement ñoom aussi comme nekkuñu ci gouvernement bi, donc nekkuñu ci li ñuy wax donc les grandes instances, décidé wuñu pratiquement seen accord aussi mën na bañ a am benn sens. waaw li leer ba leer daal mooy legge sénatoriale boobu daal moo ngi en cours te ministre bi am na ci jàppandal ak soutien yu mag a mag jëm ci ministre de l'intérieur Lamborghese ak donc la signora Nunzia Catalfo. donc egg na tey dossier bi donc compté ba ñoo ngi koy saytu ba incha allah à 75% am nañ ci yaakaar incha allah dina jàll. mooy ministre bu yor wàllu mbay mi, ndax jàpp ne donc ñu régulariser leen clandestins yi wutal leen ay kayit, ñu am ay contrat di liggéey, donte permis séjour 6 mois la sax dina contribuer économie dëkk bi, ak aussi dina yombal police liggéeyam, dina tax aussi ñooñu am couverture maladie ba buñ feebaree aussi daanaka war a faju. donc ñuy ñaan rek mu antu ak jàmm, parce que proposition de loi boo xamante ni donc ministre bi def na ko te am na ci ay soutien de taille. d'ailleurs avant proposition boobu sax fekkoon na la ministre de l'interno Lamborghese bëggoon a xool saytuwaat bu baax décreto sicurezza bi fi Salvini tegoon, nga xam ne tey jii clandestinité bi tey jii taux bi bokk na ci décret boobu moo ko gën a favoriser ba ñu bëree bëri nekk ay clandestin. donc legge sénatoriale bi daal moo ngi en cours, et que balaa yàgg incha allah dinaa leen ci defal yeneen i débrief pour wane ne donc legge bi jàll na incha allahu rabi. bu ko defee dina permettre mbokk taalibe yi ñoom ñëpp ñu may leen ay kayit, ñu liggéey normal, donc mën a am couverture sanitaire, donc mën a contribuer ñoom it ci dëkk bi. ñu ngi leen di sant bu baax mbokki taalibe yi, di leen gërëm, di ñaan suñu borom defal ñu jàmm, di ñaan aussi loolu ministre bi bëgg yàlla na sotti ak jàmm ak salaam ba képp ko amut kayit rek ci barke Sëñ Tuubaa suñu borom dimbale la ba nga jot ci kayit yooyu incha allahu rabbi. jërë ngeen jëf.